téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fii naka noonu tey jii ñu am mbégte dalal Bassirou Ba jiite mouvement aar suñu moomeel la voix des paysans tey jii moom la ñuy dalal ci émission kennu askan wi ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum campagne agricole ak tamit fan la jiw gi toll ak ñoom seen ndax taw mi tamit am na mu ngi taw ba léegi. ndax xel mën na dalani wala déet ak ministre de l'agriculture lu mu annoncé woon ndax mbir mi jàppani na wala tamit ndax mbir mi mën na dalal xel ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo si yëngu loolu Bassirou Ba dina ko yaatal ci biir émission man lay dalal jàmm si émission kenn askan wi Bassirou Ba. ma lay fay El Hadj Malick di nuyu waa ITV yëpp ak képp koo xam ne mu ngi ñuy seetaan. di nuyu borom kër gi ki ci kaw ba man mi ci gën a suufe tey jii. alors Bassirou dañ koy tàmbali ak mbirum denrée alimentaire yi ndax coow li fan yi loolu la ndax nekk na li nga xamante ni actualité la moo tax dem sax émission kenn askan wi si loolu la woon te tamit si guddi gi amoon nañ si édition spéciale ak Khalifa Diakhaté alors mbirum denrée de première nécessité moo tax tey waa ministère du commerce woo acteurs yëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo si yëngu lu ñuy wax conseil national de la consommation ngir xool bu baax a baax lépp lu jëm ci wàllum mbir mi fan la si toll mu mën am saafara démb aussi génne nañ ab communiqué lépp lu jëm ci wàllum taxe ñu tegani ko jëm ci wàllum sucre ba fukki fan ak juróom ci weeru octobre alors coow li bëri na ci mbirum dund gi li nga xamante ni moom moo di li nga xamante ni soxla nañ ko wàllum ceeb dëwliñ ak sucre nga xamante ni cher na trop ba njaboot gi jamono ji sonn nañ mbir mi sax dafa manqué suñ jëlee lu si mel ni wàllum sucre alors ban lecture la si amal Bassirou Ba. waaw maa ngi lay gërëm bu baax. xam nga loolu bu amee day fekk ne sax at moom defoon na alerte bu yàgg. waxoon nañ ne ci jamono yi ñu jublu si daaw ne xiif dina mën a am. déet waay. waaye mais Bassirou wax loolu yëpp tamit xiif waxuma sax ci li ñuy dégmal. waaye li may wax waa xiif day am. déet waay moom ñaanuñu ko nag ñu ngi teg suñu loxo ci bois comme ni ñu koy faral di waxee. waaye boo gisee yokk yi di am c'est parce que dañ am gouvernement boo xam ne dañ war di préparer jiitu sénégalais yi. maanaam dañu war di anticiper malheureusement li ñuy gis dafa mel ni duñu anticiper parce que tey bu fekkee da nga nekk ci am réew. ñu ne dawlin bi wala am na lu xew tey képp koo xam ne da doon importer di indi. moment bi dafa am problème boobule. ki am conteneur na la tey sama conteneur 3 millions la léegi def naa la dem na ba 5 yëf yi dafay doubler. boo demee ba ci tey ci côté ñun ñu doon bay ndax ne dañuy bay dundee ñun xam nañ bu baax que ne si li nga xam ne ñoom la ministère yi joxe ne lii lañ amoon xam nañ ne loolu ñorewut ci réew mi. léegi bu fekkee ñoroo ci réew mi te ñu calculer réew mi lii la ñu war a dundee bu ñu estimer loolu. te loolu nekku fi faw lii am. waral nag lu manqué. rek dina yokku léegi nag su fekkee nag xam nañ ne lii amul li waroon mooy préparer yéen yi. fexe teel a def li ñu def nii parce que mënuñ toog ba ñëpp di ci wax ñu soor a. ut ay pexe. ñoom waroon nañu xam parce que am nañ ay renseignements. c'est vrai am nañ ay lépp. même tax Momar Ndao mi jiite ASCOSEN tey si boobu leen ndaje wax na ko mu ni lii dañ ko waroon def bu yàgg comme ni nga wax. dañ ko waroon def bu yàgg. parce que ñoom moom la boobule lu nit gàtt xaw ma loo bañ la njombar ñu bañ ko dawam kan ñàkkut yu mel noonu moom ak ñoom maître ma soxna. parce que dama li déglu am naa benn groupe boo xam ne bokk naa ci waaye transformateur. dañ ciy wax di ci alerte ba yegg sax foo xam ne ñoom yegguñ ci parce que ñu ngi dem ci ay flexo ci ndox ci monde rural bi. te xam ne ñun ñu ngi bëgg a dee. loolu yëpp mais soo koy wax dañ lay tànqam dañu am habitude am gouvernement wax ne seen habitude mooy dañuy déglu nit ñi tànqam lu leen foog nag mu ne këtt ba na jonn ñuy soog ay solution loolu du pexe man boo xoolee fan yi yëpp ñëpp moo wax na ma wax leen ci xiif bi engrais bi métti na nanga mag na man leen ñooñu lii dem ci xiif ak ceeb ak dawlin ak yooyu am na ñu leen ko waxal ñu xam nañ ne moos loolu bu xewee yéen comme ni ko waxee Khalifa def na ci édition spéciale alors que tey xam nañ ne am na lu ëpp solo def édition spéciale mais dafa fekk ne bu xiif amee wala yeneen am dina am ñu leen waxal mais man ne ma rek tey bëgguma def publicité mais genre saf-safal yooyu soxna yi di def am na ci boo xam ne juróomi mu ngi doon jar fan kii ñaar fukki dërëm fu mu ne juróom fukk lay jar maanaam yokku nañ ci fanweeri dërëm boo xoolee loolu ñu ne la tey dawlin ñun ñi nga xam ne nee nañ duñ yokk suñu gerte gi bu jaay jotee ñu ñuy forcé na jaayee leen kii jaayee leen fii léegi ñëpp xam nañ ne 20 butéelu dawlin bi boo amul juróom ji doo ko laal am na ñoo sax nee nañ ñu teg na léegi amul fenn foo xam ne di nga dem ba jaakaar ne lii am lépp bu amee ci am réew fekk ña fa nekk liggéey bi xëy mi ñëpp xam nañ doxul mbaa xam nga ne bu fekkee nit ñi boole ñu ko ci wax dinañ ko ci boole jamono ji agresseur nu mu bëree ci réew mi ëpp
c'est parce que ñàkk gi moo métti oui dama nekk secteur boo xam ne loolu bu amee daf may touché. parce que daf may laal waaw. kon da nga dem ba seetlu ni vraiment agression yi agresseurs yi dañu bëri si man damay entré ci li may yëngu. loo xam ne agresseurs yi day bëri lu mu gàtt par weer di nga entré ay fanweer ci ay jigéen ñoo xam ne ay soxna yoo xam ne dañuy xëy di liggéey kese agression bi dafa bëri léegi. mais pourtant gis nañ na police ak gendarmerie ñu ngi def ay opération yu am solo di arrêté ñu bëri muy dealer yeeg ak agresseurs yeeg yooyu. waaw xam nga dafa am ñoo xam ne. yow lii ngay wax sax police ak gendarmerie ñu jàpp ne ñoon bu ñu leen téye noppalukaay la ci ñoom. parce que fii ci biti neexul ak ñoom. c'est vrai du lu may encourage parce que ku nekk ak ni nga mel ak yooyu. parce que ak lu mën a xew nit warul daw responsabilité dañu war a affronter ak yëf yu métti fexe ci génn ci suñu famille. mais am na ci ñoo xam ne dem foofu noppalu ci ñoom parce que nag mënoo xëy jàkkaarloo ak say parents yow liggéeyoo doo lekk say rek tegalante say rek yu jigéen na ma yàlla baal am na ci yoo xam ne bu guddi ñu génn xamoo fu ñu jëm mënoo leen jënd doxoo leen dara amuñu éducation bi ci war mënoo leen amuñu yenn conditions yi bu guddi jotee ñii dañuy tëdd yeewuñu leen nangam kenn amul liggéey bu doy loolu bu amee ci am yow dund bi doole ci cher dama ne loolu dafa jot état bi jóg par rapport ak li ngay gis fii ci luxe yi ngay gis fii bu campagne jotee milliards yi t-shirt yi maye saako ceeb yi en fait da ngay xalaat ne ñii du réew mi leen tax a jóg mais seen bopp leen tax a jot maanaam toujours fauteuil wi nay gën di duuf alors fii ku fi falu nit ñee la fal alors Bassirou Ba est-ce que lii duñu delloo si li nga xamante ni junñu nga ko sànq muy bay dundee waaw muy lu am solo muy lu am solo bay dundee moo fi war am waaye malheureusement mënu fi am mënagu fi am parce que ñu jiite du baykat yi leen intéressé mais déedéet yow tamit mais ñoom ak effort yu ñu siy def yëpp waaw man de mënuma d'accord ne yaa ngi def ay effort ñu wóoral la wax la ci lu leer na la effort yi nga jëm di def yeegul fa tax nga koy def nga continuer tànqamlu loolu mooy li ma la wax léegi ci tànqamlu bi su fekkee loolu yaa ngi koy def ñun duñ gëm ne effort yooyu pour ñun baykat yee tax xam nga baykat bi war a jóg pour bay rek dule lu mu gàtt bu dee dafa am suufam rek war na mën a am lu mu mën a dencale boppam ci kàttanam su ko amul dina mën a am conditions yu normales yoo xam ne danañ ko lebal loo xam ne jiw boo xam ne dafay wóor wóor li jiw bu baax la ay techniciens ñoo ko saytu mu adapté ak suuf ba mu nekk mais boo fa jógee aussi mu am ay conditions yoo xam ne da doon am temps Senghor temps Abdou Diouf mais jamono bi loolu du am kenn du dimbale machine mënoo ko am machine yi tëgg yi di def fii nga mën a def du yàgg ba pare conditions yi nga koy jënd baax xam nga koy toog ba heure bii jamono bi may wax ak yow nga xam ne da ngay dem ci àll bi di jéem a sàkk mbuum xob boo def xorom pour lekk ko kooku mënta toog ba heure bi août ñu naan la indi nañ ay machine mu ngi jar 70 000 jàpp 95 000 kaay jënd ko nga koy jënd. ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Bassirou Ba jiite mouvement aar suñu moomeel si kanam tuuti wala déjà sax mu ngi participer si émission bi soo leen wootee si 88 628 32 32 88 628 32 32 alors Bassirou Ba campagne agricole bi nu mu tëddee ak nu muy doxee neexu leen moo tax yéen ngeen bëgg amal manifestation altine juróom-benn fan ci weeru septembre su ma juumulee n'est-ce pas. yaa ngi koy dëgg ngeen déposer li nga xamante ni moom moo di demande d'autorisation ci préfecture alors campagne bi dafa toll situation bi nga xamante ni yéen da ngeen jàpp ni. bokk na si ngeen wane seen naqar mooy ngeen wàcc ci tali bi manifester pacifiquement. waaw xam nga nit moom bu fekkee ne yàlla daf la boole nga bokk ci am réew. yor xel comme ñëpp. war a dund bokk ci benn secteur nga am sa àq ak sa yelleef ci moomu réew façon bu ci nekk nga fexe fa jaaree. gis na ay yéwee nee nañu li war ci yow ñu ngi koy jéem di def comme ni ma la ko junjee léegi waane ñun mënuñu ko gis parce que mënuñu ne. ñun par ñaari at ñu ngi daan am juróom-ñett fukki milliards maanaam 80 milliards. léegi ñaari at yii ñu nekk. am nañ ci 120 milliards. maanaam téeméeri milliards ak ñaar fukk. te amul benn baykat boo xam ne mën na la wax ne moom ci diggante bi am na benn changement bu mu sentir wala benn yokkute boo xam ne ci nguur gi la jógee jëm si ñun. au contraire wax nañ la ko waxaat la ko mooy ci machine agricole yi matériel agricole yi lu ci bëri ci yooyu ñëwul. ñooy léegi lañ ko commencé di yegg si di gis ñu ngi koy commencé di gis jamono ji ci loo xam ne dañ ko yokk par rapport ak li ñu ko doon joxee. parce que ñu ngi daan joxee matériel agricole yi wax naa la ko 70 maanaam 70 000 lañ ñu ko doon joxee léegi 95 000 ça veut dire que yokk nañ ci juróomi yónnee. bu dee côté jiw bi wax naa la ne ñun chaque
chaque fois dañuy gën di sonn jiw wi ñu am baaxul bi jiwu du lu technicien saytu amul benn mandarga buy wane ne lii technicien moo ko saytu kon jàpp nañ ne jiw woowu baaxul ba pare liñ ñu doon jox nit ñu koy joxee mu gën a tuuti soo ma daan jox fukki kilo ren yaa ngi may jox juróomi kilo alors que dañ yokk suñuy milliards bu ma doon jëndee kilo gerte bi 160 maa ngi koy jëndee léegi 230 francs donc mu am ay plus yu bëree bëri yoo xam ne bu dee gerte kemb gi maa ngi ko doon jëndee 320 francs ren maa ngi koy jëndee 440 ñu yokkal ma ci 120 francs la ba ko jëlee ci ay gën a métti mu gën a métti te yokkal nañu ay milliards donc moo tax mën a la su fekkee ne dañ na loolu mooy li jaar yoon te bu nawet bu wàccee campagne commerciale bi jubu si ñun ñuy déglu ay chiffres yoo xam ne daf ñuy wóor ne lii du lu am déedwaay parce que ñun ñoo koy dund man mënu ma mais ak chiffre record yu fi ministère de l' agriculture annoncé wala tamit ministre bi si boppam ministre de l' agriculture et de l' équipement rural Moussa Baldé annoncé chiffre yi nga xamante ni moom annoncé na ni ay chiffre record yu am solo la récemment rek dem na ca Ziguinchor def fa tournée foofu tamit mu ngi dalal xel ni que ni taw bi su wéyee nii su continué nii mbir mi dina gën a baax que année bi ñu weesu. waaw mooy li ma lay wax moom bu dee ay chiffres la joxe ay chiffres boppam la comme li ma ko waxee chaque fois. te ren man dama ko yàgg di wax sa mbokk yi comme journaliste di ñu laaj lu tax bu ñu joxee ñoom nga xam ne dañu am ay techniciens ñu xam am seen xam-xam saytu wax ñun ñu koy weddi ma njëkk leen di wax ne man mënuma di dund li ma amoon ren li ma amoon daaw ren amuma ko. te man kuréel laa yor bu yaatu macha allah bu ma defee samay gëstu samay déplacement ñu ma nawloo ñu ma doy jox ma ay information boo boole yooyu lépp ci ay raisons yu bari gën nga gàtt juróomi raison ñun la tënk na la ma amoon at bële passé amuma ko man du ki jógee ci fële ci bureau nga xam ne day jógee këram Dakar dem këram Kolda romb juróom-ñaari raison du nekk ci biir oto bi di seen gàncax gi moo may jox statistique yooyu ma koy gëm. non Bassirou bul wax loolu ak tamit non li moom moo ko wax rusul toog di wax ne moom nee na bu jógee këram Dakar day romb juróom-ñaari raison balaa mu yeggu këram Dakar c'est-à-dire moom kër lay génn ba kër gàncax bi romb ci diggante bi te du nelaw ci oto bi. non mais quand même nag Bassirou gis nañ ministre bi quand même mu ngi def tournée mu ngi def tamit si àll bi mu ngi nemmeeku maanaam daal mu ngi si terrain bi quand même loolu mën nga ko nangul ministre bi tamit Bassirou. waaw man mënu ma ko bañal loolu. waaye moom moo ne. bu jógee Dakar fii ci kër jëm Kolda ca këram dina romb juróom-ñaari raison te du nelaw gàncax gi lay xool foofu lay xamee ndax nawet bi normal na. am na loo xam ne ci ab ministre du ma wax sax ministère ci ab ministre soxor la. oui munoo ne yow da ngay romb ci oto na mais dañuy wax ñi doon wax jiw baaxut ci région Saloum bi boo demee côté Saloum bi gàncax yëpp baax na mais gàncax gu baax yàllaa ko moom du moom te ñun loolu la ñuy ñaan yàlla en tant que ministre ngay bàkkoo loolu bu amoon yéene wala lu mu bëgg dafa mel ni du bëgg baykat bi am dara ci addunaam ñun dañuy ñaan nawet bi baax comme moom joxewut jiwu baax joxut ñu engrais waaye yàlla ji taw ñun ñu fas yéene bay te yàlla mu barkeel ko. amiin loolu am na solo alors engrais bi si boppam foofu nañ fa taxaw ndax ministre bi wax na fileeg fanweeri fan ci weeru août mbir mi dina yemme ni alors yéen waa aar suñu moomeel jot ngeen. may ma daaneel ci gerte bi ba pare. waaw ma wax parce que lii ma bëgg dama ko bëgg président. du ministre bi du ñu koy conseiller. président li nga génne ci gerte ne moo war a ñëw ci baykat yi daa baaxu ci. déedwaay te cher na baykat yi mënuñu ko woon jënd bëgguñ ko woon jënd ñi ci sonnoon a jël ci seen biir kër yi mënuñ fexe ba jaay ko kenn boo demee ci seko yi te yónneel say ndaw seko yëpp ñu ngi ne gàtt ak gerte boo xam ne ci sa ndodd lañ ko teg parce que yaa ko subventionné ci suñu alal mu ngi foofu te loolu bokk na ci li ministre bi génn nee na joxe na 74 000 tonnes ren maanaam lépp lu ñu waroon joxe nañ 98,% monsieur le président loolu amul gerte bi baaxul kenn saytu ko mu ngi ne gadd ci biir sako yi dafa sa gëstu nga déem a xoolaat sa ministre bi beneen bi ñu ngi koy sàkkota télé ni ñu jeexee mun ñu am ñaari at yi téeméeri milliards ak ñaar fukk amul benn baykat bu yokku du ci matériel du ci engrais du ci jiw kon dañuy sàkku ñu audité ñu daar suñuy milliards bu fekkee ñun baykat yi ñoo ko tax a jóg. alors kon daal dafa am ay kàddu yi nga xamante ni da nga ko doon jagleel njiitu réew mi mu fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi daal Bassirou Ba jiite mouvement aar suñu moomeel alors léegi laaj bi ma laajoon ba léegi tontogoo si mu jëm ci wàllum engrais bi disponibilité bi nga xamante ni ministre bi waxoon na ko mbir mi fan la toll. waaw ñun de defoon nañ benn sortie
bi nga xamee ne ñu ngi toll woon ci maanaam dañ defoon benn gëstu. bu xaw a yaatu aussi ci juróomi région ak ñaari département. ñu joxoon ni moment boobu ci région Kaolack bi rek li ñu amoon mu ngi tolloon ci 40%. ci li nga xam ne moom la ñu waroon am mu dese ni 60%. yeneen gox yi boo demee fu meloon ni Thiès moment boobu ñu wax ci fin juillet bi la li ma la waxoon parce que maa ngi jëloon durée de une semaine ci laa defoon globalité gëstu bi ma doon def ci fin juillet bi ba ci le 22. juillet bi passé Thiès moom amuloon benn pepp engrais wala luy niroog urée. benn ci ñoom amu foon zéro à part jiwu gerte yi ca des dara nekk foon yi ca des bu ci nekk dafay am taux globalité 15%, 8%, nangam %. loolu nag boo ko boolante ñi defoon xayma ne li mu joxe ci dëkk bi pour sax yokkal ko ci nga xam ne ñun chiffre yooyu ñu jël ñun xam nañ ne ñi mi wooyee technicien nga xam ne ay dawalkatu Jakarta la ay jaaykatu mburu ay maçon lañ jël recruter leen pour def leen loolu te lu ñu wax lu ñu leer la parce que seen technicien lañ toogal mu wax loolu ci benn émission donc kon statistique yooyu nga xam ne ñoom ñoo ko jël yokk ko loolu lañ jëloon ci boobu la jamono matul woon sax 40% jàpp 50% la woon bu ñu toogee boobu ba léegi nag mu demoon di ñuy tontu ci ab rajo mu ne wax dëgg yàlla fii muy waxee defoon na nee na boobu 58% ci benn émission 30 minutes balaa émission bi jeex mu ne def na 68% damay laaj bokk yi diggante 30 minutes nga def ci ne am nga 58% en tant que ministre. balaa muy jox ci bi 30 minutes yi nga ne joxe nga 60% yokk ci 2% ci loolu la. oui mais quand même mën nañ reconnaître benn affaire moom si boppam reconnaître na ko sax ginnaaw ba mu demee Ziguinchor fan yii nii si tournée bu mu doon amal mu ni naam sax retard am na waaye dina fexe nuñ ko jubbantee ba balaa yàgg yéen ñëpp ngeen mën a jot si engrais bi. waaw xam nga moom yàlla daf ko bëgg moom Moussa mi ku yàlla bëgg la. parce que yàlla ji téye na fi nawetam bi taw bi ab diir boo xam ne gàtt fukki fan ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki fan. bàyyil ministre bi nag non moom la yàlla bëgg te jamono boobu moo tax ba tey ji xam nga man tey fii may waxee yow. dañ def benn sortie bu ndaw nii ci ajjuma bi passé. ci lañ déggee rapidement ne département Birkelane parce que li ñu wax foofu dañ ne engrais gerte bi matul bu dugub bi matul bu mboq bi kenn gisu ko. urée tamit noonu la demee. ci saa si lañ woo di séddale bu mboq bi fii may waxee boo demee ci sekkowu Mbirkilaan ba engrais mboq bi dafa gàdde parce que jamono bi dafa passé munoo toog nawet boo xam ne dugub yaa ngi focc ba commencé palpal mboq yi di focc bay boot gerte yi di samp mbereñ nga ne da ngay joxe engrais ñi ñu jox engrais xanaa dañ koy togg pour lekk ko engrais bi amuñ ci soxla heure bi te foofu oui juste pour leeral la munul wax ci sortie boobu mu génn ne moom en tant que ministre ñëw na wax ak usine bi nga xam ne ci réew mi la nekk nga xam ne usine engrais dañ koy soxla ci réew yu bari ñu koy bañ ndax xam nañu danger bi ci nekk ñun ñu nangu ko accepter ko fii ci suñu réew mu nekk ba pare ñun réew yi ñu wër yëpp gën ñoo yombal engrais mu ñëw wax leen ñu ne ko fii 2018 bi ñu commandé ba teg ko ñii di opérateurs yi dañoo romb lii di suñu engrais dem di ko jëggaane bi ba ñoom seen stock yàqu ñun ñii baykat ñu gën ñoo cher la ba pare gisuñu ko da ngay am sa 17500 maanaam ñeenti junne yu manqué juróomi téeméer njëgu saako ceeb munoo am saako engrais nga dem Gambie gii mu gën laa yomb la te boo demee boo ko jëndee ñu jàpp la te ñoom ñii gën moom Moussa Baldé mu dem uti ji engrais bitim réew mais loolu fu ñu ko teg dafa waroon bind circulé te boobu jamono daar wax bépp baykat na dem jëli ji lii mu engrais ak fu mu ko mën a amee pour mën ko defoon ci gerte lu mu bëgg a xam c'est vrai jamono ji jaaxle ngeen yéen si ñàqare mais quand même taw bi su wóyee ni espoir mën na am waaw ñun est-ce que mën nañu wax loolu pour mu leer non bu fekkee en tant que nit bu gëm da ngay wakkilu tey ñaan yàlla mais fekkee dañ ko teg ci xam-xam ak gëstu yu ñuy def parce que nag da ngay gis benn Bachir bu taxaw mais day góor-góorlu wut ay techniciens ay ingénieurs agricoles ñoo xam ne dañ koy saytule di xalaat mu leen di laaj ci loolu la bu fekkee dañ ko teg rek ci li nga xam ne mooy xam-xam jàpp nañ ne nawet bi de dafa tardé maanaam teel na taw mais après dafa am benn retard bu yàgg bu ci nekk muy benn deuxièmement bi mu tawee ba pare engrais bi ak suuf bi ñu am nga xam ne ñëpp xam nañ ne baaxul jamono bi ñuy wax ak yow baykat da doon am mbeq muy da daan yeew ay fas bu neer wàccee mu yeew ko ci biti jël suqi mi yóbbu def ko ci gannaaw kër gi mooy tos lañ koy wooye moo sax mën engrais waaye vol de bétail bi moo ñu sonal ba nga xam ne parce que ñu ëpp ci baykat yi ku ci bay bu neer wàccee da ngay jaay say jur bu neer jubli nga jëndaat gétt yi nga xam ne moom laan daan yeew ci ginnaaw kër yi nga xam ne da ngay yeew ci koñ bi yeew fa di def tos
sàccum jur mi ak àll bi ni mu ñàkkee forêt beeg lakk yeeg yëpp moo tax ñoom ñëpp ñiy dem di màngaani ji ci forêt yu sori yi kon tos amatul amuñu benn loo xam ne mën nañ ko def ba suñu suuf suqaliku kon engrais lañ mën a yaakaar engrais bi nag bu fekkee dañ yegg si fii ñu ne la amul loolu dafay doy waar moo wax la benn ci samay benn membre rek dafa ji mboq mun sax ci yenn estate yu ma def mu téye ko nii di wane ne mboq bii nii ñàkk engrais moo tax mu mel nu mel ba mu ngi xalaat yàq mboq bi def fa luy xaal xam nga Moussa Baldé bu toogee mu ne neetu dina dem ba octobre mais Bassirou bàyyil ministre non man waxuma en tant que Moussa Baldé turam man du ma ciblé nii yow ministre ngay wax waaw en tant que ministre mooy responsable lépp après tout budul moom président lay waxal te ak télé moo tax ma koy tudd te dinaa ñëw ci liñ jublu en tout cas du ma la jox sax info yi ñu war a génne suñu sama info bi fële lu tax doo ko jox non du ma la jox invité la fii doo ko jox non di nga fi wax de avant ngay dem loolu lu leer nañ la moom xam nga kooku ci toolam bi daf ne carrément daf ko bëgg a yàq parce que xam na ne du am rendement du baax def fa xaal moom Moussa mu wax ne nawet bi ren dina dem ba octobre ci taw ñu koy wax ne jamono boobu doon fekk dugub bi ñor baykat yi góob ko ba jël seen gattax bi yëpp sànni ko maanaam xapu dugub bi ruuj ko mën faa def xaal lii di gerte bi nga xam ne moom la ñuy wax teel a ñor de 55 da fekk ñu déqi ko nawet bi di continuer ñu def xaal baykat loolu la doon am bu fekkee nawet neexul gis nga 2018 kii nga xam ne mooy Abdoulaye Seck bi fi nekkoon ministre bi dafa amoon benn programme mu tuddee ko programme de adaptation defal ko programme de 8 milliards malgré budget bu tuuti ak jamono boobu mais mu préparé ko xam nga lu mu defoon dafa jël jiwu yu bari yu wuute may ko baykat yi ba pare jël saako engrais oui alors Bassirou dama bëgg nga commentaire ñu image bi nga xamante ne moom la ñu suñu réalisateur bi di wan waxal ci micro bi waaw lii nii ñun aar su moomeel sax ñu ngi koy préparé pour defar ko parce que dafa doon loo xam ne tey weqi bi ma lay wax nii su fekkee dafa am benn façon boo koy jëlee du ma ko bëgg di yaatal trop da nga koy suul am noo ko defee jaxasoo ak leen dem na ba même mbalit bi dafay dem ba mun a mujjee doon lii nii muy engrais léegi nag lii dafay doon engrais boo xam ne du doon buyoo lay doon du doon chimique comme bi fii am loolu moom la ñuy jël après jox ko ay quelques baykat mais engrais bi ma lay wax ay nit ñoo ko jël moom laa publié woon ma tuddee ko puubu fas 8000 francs saako bi fu mu ne waaw 8000 francs waaw junni ak juróom-benn téeméer lay jar moom lañ ko jëndee soo demee ba jamono boobu am ci am réew ñaan la doon jar waaw lii dañ ko doon maye waaw lii da nga koy defar léegi 8000 lay jar ci kaw léegi muy jar junni ak juróom-benn téeméer te mësut jar loolu mais loolu cher na de waaw mais parce que amuñu engrais suñ suuf baaxul amatuñu pexe moo tax yéen pexe bi ngeen di lii dañ jàpp mooy lii pexe dañ bi jàpp na pexe la malgré ku ko doon defar tey ni la waroon nekkee mooy yow benn alal malik bu am volonté wala benn nangam nga def ko am noo ko séddale ak mais dañ dem ba gis am ñoo xam ne dañ ciy essayer di profiter au lieu ñu wax nit ñi bi carrément lii boo ko jaayee parce que da nga ko war a leeral nit que mu xam aussi da nga war a am au moins këyit yu lay won ne bu da ngay jaay da nga war a jaay ba pare ñu xool li ngay jaay vérifier ko parce que foo dem am na ay techniciens ñu jaay ko mais ci façon bi ñu koy jaayee waruñ ko jaayee pour ñun loolu nag lu ñuy ñaawlu la te ñuy wax tamit baykat yi te leen rek lañ ñuy sonnalee xam nga bii nga gis amoon naa engrais bu ma la envoyé ci samay membre la toujours boo xam ne dafa jënd 50 kilos comme ni ma la ko waxoon ci jiw wa ci suuf bu bari ba bii engrais la 50 kilos engrais la jënd 15 kilos yi moo doon engrais li des yëpp suuf la loolu aussi su fekkee day am ci am réew ñu fexe ba ñun ñu dénoncé ko wax ko ñëpp yëg ko ñi toog ñu naan noo waaj dafa ñëwaat récupérer engrais ba dem ca am réew fii la jógee weeg fee la jógee engrais bi jaarul baaxut ba pare mënuñ ci jot mënuñ teg loxo alors su weesoo même engrais yi chaque année aussi état bi dafay wante wu jëm ci wàllum semence naan des semences certifiées alors loolu ngeen gis ba tey wala ba léegi loolu amul waaw mais xam nga des semences de qualité certifiées non loolu wax naa ci mais su fekkoon da ngay génn ci engrais bi dama ci bëggoon daaneel tuuti balaa ma dem ci certifié bi ngay wax ni bismillah may naa la ko d'accord xam nga dafa ñaaw sëñ Malick mooy am réew ñu ne 55% yëpp ay baykat la ñu ña ca des yëpp dañ yaakaar ci mbay amul benn nit boo xam ne di nga xëy ba jant so doo dundee loo xam ne baykat moo ko liggéey ci façon bu mu wuute waaye lu baykat dundee di nga ko dundee lu baykat liggéey di nga ko dundee loolu nag bu nekkee ci réew mu mel noonu ñu am fi ab usine mu am ay gàllankoor ñu toog ba am jafe-jafe bu toll bii ñu am nga xam ne mosu fi am doo dégg benn journaliste bu toog ba ñaawlu ko yenn ñaawlu yi du benn nit buy politique moo xam ñiy gouverner moo xam ñiy opposé
du kenn ci ñoom waxut ci mbay mi loo xam ne dina tax tey kii nekk di gouverner mën a am sañ-sañ pour xalaataat. kii di ministre boo xam ne ay baykat ngeen loo ngeen mën a waxi kenn du ko dégg. kon su weesoo état bi même opposition bi aussi ñoom waxuñ leen li ngeen mën a dégg que ni ñoom am nan pexe jëm ci wàllu mbay mi. amul benn opposition boo xam ne. wax na lu dul mu wax loo xam ne pour moom la. c'est-à-dire lu ko arrangé. dafay mel ni comme ni état bi di def. joxe na mais yegsiwul xamuñu joxe fu mu nekk mais di nga dégg enveloppe yi di nga dégg nangam mais doo ko gis am jeexital ci baykat bi. ñii opposé tamit mun naa ci tudd ñaar. parce que kenn ki moo waxoon day def vacances patriotes. bi mu demee wëri ji mu wax ne suuf bi suufu yàlla la na ñëpp dem bay ji ba ma ko waxee ci saa si lañ ko tontu ñun. ak suñu moment ñu ne ko loolu de dëgg la. waaye soxna yi it soxna yu yàlla lañu waaye ku ci nekk am na bu la lew parce que boobu man yëg naa ne am na ñu bëgg a dem bay ji tam mënuñu woon a bay amuñu woon suuf bokk sax ci Pastef boobu la. mais bi mu waxee loolu dañuy am engagement xam nga lu tax. fippu dem tey ki nga xam ne dafay luye suufu hectare. juróom-ñaari junne boo na ko suuf bi yow yaa ko moom mu dem luye fukki junne ak ñeent wala lu ko teg ki doon bay dundee day dee. te kooku le dina am ku ko jàppale ci jiwu. am ku ko jàppale ci engrais bu jaay jotee mooy njëkk a jaay ma ne ko kon d'accord naa ne ñëpp bay ji waaye nañ ko gunge na am saytu te balaa nga naan na ñëpp bay ji nañ wax conditions yi ñu bayee est-ce que normal na la suñu maam daan maamaat di bayaat est-ce que waxut ci loolu lu tax waxut ci ne tey matériel bi ñu am heure bi ñu koy am baaxut nuñ koy amee cher na lu tax duñ ko jox suñu ñii di suñ tëgg dëkk yi suñu kii nu mu tudd ñi nga xam ne suñu dëkk lañ juddoo yooyu mu doon comme li wax consommation locale bi ñu liggéeyee ko lu tax waxut loolu lu tax waxut aussi ci conditions yi nga xam ne moom la baykat di dund waaye nañ dem rek bay ji ci ban façon boo bayee ba pare kan ngay jaay fooy jaayee noo koy jaayee moom mu ngi nekk de Assemblée nationale am sens ba bi ñuy nattal gafakaw ministre bi mu nekk fa ci loolu ñun asma fekk ñu def benn forum le 30 2019 mais forum boobu bi ñu ko defee ñu génn ay ñaxteef ba ministre am na député yu génn wax ko moom mu ngi fa woon ñun ñu def ay plainte joxe ko kii di OFNAC ak procureur mais amul benn opposition wala benn politicien boo xam ne yéey na yàbbi ci loolu moom am na sens pour bu ñuy nattal ministre de l'agriculture mu laaj ko sa budget bii fu mu jëm lu ko tax a jox mais dégguñ ko ci loolu bur loolu keneen la mooy Bougane Gueye Dany da nga koy gis mu topp rek comme ni ñu defoon dem benn dëkk kama jabel xool wax mais da ngay wax juste après mu jeex teg sa télé am nga sa télé expliqué dañ bëgg ñu def programme ci mbay mi boo xam ne dina rassurer baykat yi te gisoo ko kenn ci ñoom te li may wax nii ak su momel du benn nit te danañu liggéey lu ñu mën ñi fi nekk ak ñuy wut ñëpp danañu saytu bu baax kan moo am programme mu baykat te gis nga li ma la wax nii élection yi passé ñu ngi doon def benn marche comme ni ñu war a defee nii luuma mbir kilaan lañ ko defee benn dimanche ba léegi boo demoon ci suñu partenaires yi di nga gis ñu ne dañuy exister 5 candidats yii ñu wax ñi seen programme ci mbay parce que ñun duñ gan ci yëf yi dañ yàgg liggéey ci suuf maintenant nag lii xew mooy mbay moom ku ko teg ci suuf ñu teg la ci suuf am na solo ma fàttali ñu ngi dalal Bassirou Ba jiite mouvement Aar Suñu Moomeel am na suñu téléspectateur bu nekk si ligne bi ñu jël ko allo asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Cheikh bismillah baal ñu nga wàññi son wu télé bi wax nga dëgg El Hadj Malick ça va alhamdulilah suñu la mën a dégg bu baax sëriñ Cheikh soo ñu mënee baal nga yëkkati kàddu gi son télé bi wàññeeku na waaw bismillah ñu lay dégg ok yaa ngi may dégg léegi bu baax waaw maa lay dégg naka waa Kaolack ñëpp añ si jàmm alhamdulilah di la nuyu di la ziar comme d'habitude alhamdulilah di la ziar bu baax di rafetlu liggéey bi démb doon nañu bëgg a dugg waaye xam naa seen serveur bi dafa amoon problème effectivement dëgg la macha allah ñoo ngi doon déglu ki nga invité woon aussi li mu doon wax démb ak li muy wax tey presque parce que bu ñuy wax mbay pour fexe ba gën a yombal suñ bi la n'est-ce pas oui parce que bu ñu demee ba mun a fexe ba li ëpp ci li ñu dundee ci réew mi ñu mën koo bàyyee ci réew mi dinañu yóbbu ci dundin bu yomb au lieu que ñuy dépendre ci Occident wala ci Asie man suma xalaat mooy oui tànk jéemu ñoo bàyyi ginnaaw def campagne bi nga xam ne nawet bi nga xam ne moom la ñëpp comme bi fi am bay dugub bay gerte bay mboq mu jeex xale yëpp génn ci régions yi jubal ci Dakar problème bi du am solution bay laa yóbbi diin yaa ngi dégg maa lay dégg bu baax il fallait que état bi dëgg-dëgg jéem a yërëm askan bi jéem leen libéré jéem leen dimbali
dimbal bi nag nekkut ndimbal boo xam ne dafay nekk forcément parce que man nekkul en tant que cheikh buy ñaan Alaaji Malick wala en tant que Alaaji Malick buy ñaan sa invité boobu non mu ñu dimbale ñu jox ñu lu ñu moom ngir ñu gën a góorgóorlu liggéey Sénégal kenn ku nekk fa nga toog dëkk fa nga mën fa liggéeyee daan fa sa doole dund sans que ngay jël njaboot ak lépp loo am jël sëñ bi Dakar ñëpp xajatuñu fa. tant que situation bi nii lay continuer nit ñi il fallait que ñu dugg Dakar il fallait que ñu jéem a defar raison yi liggéey raison yi. dem ci àll bi xool problème bi lan la man damay poser toujours question ministre bi yore wàllu mbay mi kooku lan lay def Dakar Malick kooku lan lay def Dakar ñaar xoolal lu toll ni 1000 milliards junney milliards nga indi ko diggante daaw ak ren munoo joxoñ Sénégalais yi lenn loo xam ne ni def nga ko ci mu nekk loo xam ne dina Sénégalais yi bu ñu ko xoolee dañuy xam ne 1000 milliards yi de macha allah Malick suuf si bëri na ci àll bi jeunes yi ñu ngi ci réew mi il fallait que ñu jéem leen a téye ñu jéem a liggéey réew mi au lieu que ñu leen di bàyyi ñu dugg ci bann mi ñu dem tubaab yi di leen humilier continuer di leen humilier nañ xalaat ci sunu avenir réew mi nañ jéem a liggéey réew mi xoolal problème ceeb bi posé wu fi am na ay semaines yoo xam ne ceeb moo ko teg bët mu ñëw yokk ñi ñu koy jox avertir nañ ñu avertiraat ñu d'ici 2050 nañ jël suñu responsabilité parce que ñoom ceeb bi dootul leen doy bañ koy jaay nañu xoolaat seen diggante ak seen borom yu jël alal ji delloo ko réew mi ñu ko moom suukar si ñu wàññi nit ñi soxlawuñ ñu wàññi suukar kese dëgg la àdduna bi fépp la jëfe yokku yi moom dinay contre état bi yokku yu nekkul Sénégal rek kuy tukki ci biti wala ngay suivre état international da nga xam ne àdduna bi produit yi fépp la yokkee suñu waxante dëgg loolu moom dañu koy wax ci kaw yéenewuñu ko kenn bëgguñu ko mais seeraay bi moom fépp la mais nañu fexe nit ñi teg ko bët ñu yombalal Sénégalais yi seen dundin ak seen nekkin ak seen amin lu mu seer bu boobaa duñu ko yëg mais bu fekkee dafa cher mënoo ko gis wala dafa cher mais mënoo am benn parce que amoo fenn foo liggéey réew moo xam ne ñëppay jaay ñëpp ñooy jaay lépp ci informel bi la 80 et quelques % mais loolu développé wul am réew il faut que ñu jéem a jublu ci suuf si jublu ci napp mi lépp loo xam ne dañ koy dund xoolal yàpp mu chéré dangay ci ñu lay jaay kilo yàpp 7000 francs kilo yàpp 7000 francs pour quelle raison il faut que ministre de la commerce di ko gërëm bu baax di ko sant mu nekkoon Serigne Cheikh di ñuy woowee ca Kaolack moom tamit presque yéen ñaar yéen a bokk gis-gis Bassirou Ba. waaw xam nga li ñuy wax montre baaxi moom ñoo bokk fii lu fa wax lu lii dafa tànn li ko neex rek ak parparloo te dafa bokk ci yi lor doomu adama wala kuy jiite ñi bañ la wax lii xew su terrain bi mais li xew su terrain bi sëñ bi dafa métti toog xam nga barki démb rek maa ngi def benn kii boo demee ci dugub nga xam ne daf la daan tiim man ba ma dugg ci dugub yow doo ma séen ci biir toolu dugub doo ma séen il fallait que man ma toog ba soor a tolloo ak dugub boo xam ne focc na te foccat bi moo ma waroon sut loolu xalaatal foccat bi nu mu guddee noonu la waroon bëree ay pepp léegi nag gàttaay bi mu gàtt ba pare jaune mboq maanaam weextal amul benn rendement boo xam ne da nga koo jëm a xaar ci boobu baykat mooy wax de waaw doo xaar benn rendement ci li nga xam ne moom mooy dugub di am alors te dugub boobu moo tax ne tey lii di mboq parce que ñëpp xam nañ ne mboq moom dafa bokk ci maanaam mbaaxam soo koy ji léegi-léeg sax da ngay jiital mboq bi nga àndandoo booy ji rek wis mboq bi fii may waxee yow amul mboq boo xam ne fekkoon na engrais am jiitu fa dañ am problème boobu la bëri na engrais yu bari wala mboq yu bari yoo xam ne tey amuñu engrais nga jàpp ne ren engrais bu doon mat 1000 tonnes ci réew mi 2 tonnes du fi génn. ah non bul wax loolu yow tamit benn mandarga la dama lay jox. benn mandarga la ci li ma lay wax. te dundu Sénégal mais li nga wax de mooy li am. te dundu Sénégal. dundu Sénégal ñetteel boo ko tuddee. mboq daf ciy tegu. oui boo fi tundee tey boo génnee ceeb nga indi dugub da ngay teg mboq. ci yi ñuy dundee kon jàppal na benn point la ci nga xam ne xiif buñ la ko waxee doo ko weddi. dugub bii ñu lay wax. tey ku doon am fukki tonnes exemple kenn ci ñoom mënta génn lu ëpp 2 tonnes suuf bi baaxul amuñu tos amuñu engrais kon toujours mais li ngay wax ni dafa waroo ak ministre bi li muy wax ministre bi assurance yu mu joxee dem sax bay wax mbirum autosuffisance alimentaire waaw xam nga man bokk na ci yi ma métti nag parce que moom laa lay wax yow da ngay doon baykat xam li ngay dund nekk ci terrain bi xam li ngay dund ñoom li leen war defuñu ko ba pare bëgg ko jël théoriser ko c'est-à-dire mbay mi du làmmeñ
yow terrain nga wax boobu léegi non yëfi làmmiñ la du terrain. ñoom ci làmmiñ la nekk ñun ci jëf la nekk. te nag yéen da ngeen di pratiquer. mën nañ ñu ëpp kàddu nag. oui nga baal am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko allo allo kooku dafa mel ni dem na ma bàyyi nga jëli si explication. mën nañ ñu ëpp kàddu. waaye saa bu ñu demee rek ba ci njeexintal ba dana gis li nga wax. xam nga bi may wax daaw xiif dina am moom moo njëkk a tontu loolu fu mu am ñu invité ko ma wax dugub bi mu wax weddi mais ci lu leer a leer tuddatul chiffre dugub ni mu doon joxe statistique 1,8 million bi ba mu ko waxee ma génne def sortie ba ay nit di ma woo ma bañ na du ma tontu parce que yëfu politicien du mu ci dugg. ci boobule jamono bi mu paree ba defaat ba ma wax na ko demal région Kaffrine bële nga xool yaag say technicien ma defi ko boobu la gëj a wax waxu statistique dugub bi mu doon wax. alors des semences de qualité certifiées nga baal ma am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko Basirou allo kooku dafa mel ni déggin bi jàppanewul du ñàkk mu wotewaat alors jëm ci wàllum semence de qualité certifiée alors loolu tamit ministre bi moom chaque année ñoom ñu wax ko wala gouvernement bi wala tamit autorités yi te sur le terrain gisoo leen loolu. dafa amul sax. ah bon nit du gis lu amul mais ñoom chaque année des semences de qualité certifiées. seen wax la mais ci terrain bi. amul. parce que mënoo ne lii jiw buñ certifié la nga ñëw fekk fa suuf bu tolli bi ñuy wane ñun benn sac de 50 kilos nga génne ci 20 kilos suuf 19 12 nga ne loolu dañ ko certifié nga génne ci lu toll ci ngooñ. oui. ay kala yu dijji. oui. yoo xam ne fas bu ko lekk am problème. am na ko nekk si ligne bi ñu jël ko ak ay xeer. allo kooku dem na oui. ak ay xeer. ci biir loolu la bu fekkee luñ certifié luñ jël ba certifié ba xool. doon na am benn këyit bi wane ne technicien bi moo ko xool vignette lay tudd ak bulletin d'analyse yooyu la doo ci fekk benn ci loolu la saako ba na ko neex lay mel. léeg-léeg sax du ñu jox gerte wu ren gerte wu ñaari at la ñuy jox. boo ko xamee nii lay def boo ko yéeyee day wex xat munul rënd. munul jiwu boo ci boolee am suuf bu bon. buñ toogee di expliquer comme si ñoom dañuy joxe gerte bu baax loolu xastale ci ñun baykat yi. oui te dama gëm ne man ba fi may sonn ci wax ji dama gëm ne président déggagul li ñuy wax. déggagu leen. non man loolu laa gëm. parce que gëwuma ne bu fekkee am na volonté politique ak li taxoon Sénégalais yi dénk ko réew mi mënta xam lii gis ko ba di ko seetaan. alors si boobu la jamono gis nañ tamit waa syndicat national des travailleurs de l'agriculture ñoom ñuy doon jooytu di yéeg di wàcc amaloon na sax. grève de la faim mais après mbir mi ñu tegani ko ci suuf ñoom tamit situation bi nañuy décrier ci seen secteur bi. waaw xam nga wax naa leen ne bi ñu amee jafe-jafe parce que man dama jàpp ne mbay mënta régler. te du techniciens yi dañoo génn ci jafe-jafe. parce que tey ñi di opérateurs yi nga xam ne ñoom ñooy rey baykat yi li ci ëpp ci ñoom pour ñu jàll ci technicien yi jaaree. technicien bi moo war a saytu ndax yow El Hadj Malick bi mën nga opérateur wala mënoo ko. dañuy xool ndax li nga déclaré ci tool ndax am nga ko ndax li nga wax ne moom ngay bay suuf bi ngay bay ban suuf la ni nga koy bayee nan la bi nawet bi buñ ñëwee ba nawet bi wàcc fi nga koy denc ak noo koy dencee. ñu xool ko waaye ñooñu bu ñu amuñu matériel xooluñu ko des fois opérateur déclaré loo xam ne boo ko ci région Kaffrine bañ ne dina bay ba bayaale marché ba. ak ron lalam ba moom. ci tool xam naa dégg li ma wax. dégg naa baax léeg-léeg ñu déclaré ci ay hectares. na la opérateur diw sàngam. 4 hectares la déclaré na lay bay su fekkoon daf koy bay tali national bi sax dana ko ji. oui loolu nag bu fekkee ne mu ngi am boo doonu technicien sax xel day tey. ñoom ñi nekk ci jafe-jafe ñu wax ka parce que ñun yàgg nañu am problème yooyu dégguñu leen ñu wax bu ñu toogee ba gën a nag wax ne ay jafe-jafe la ay la yéwén ñoom xam nañ ne matlewuñu loolu dañ naan ministre bi combat bi mooy nañ ñooñ am li ñuy laaj seen ak seen yelleef la soo demee ci locaux yi ñu nekk mais aliment boo toogee yow man du ma toog xat na yàgg na yàqu na salte na ñaaw na te mosoo dégg ministre bi ne mu ngi dem di wëri lu jëm ci agriculture wala président dem di jàdd ci fi nga xam ne ñoom ñooy waa ministre de l'agriculture mooy waa DRDR wala waa munul nekk boolewuñ leen ci bu ñëw ci ku ñuy dem ñooñu nga xam ne ñooy opérateurs yi te opérateurs yi dañu am benn sens bu ñuy dundee ak ñoom fii la ñu am benn texte boo xam ne dañ ko doon signé nga xam ne hectare bu ci nekk dafa am benn somme bu ñuy joxe
ba ci somme bi xam naa ko mais dañ koo négocier ak président négocier ko ak ñi nga xam ne waa ministère joxewuñ loolu mais xam nga loolu fu ñu koy def milliards yooyu mooy waral tey bu visite président wala visite ministère war a jotee ñu dajal leen ak ay nit ak ay kaar di lor nag ñi nga xam ne baykat yi baykat yi tamit nangu ba bëgg a dee yow koo xam ne fajuwoo mu baax amoo tali bu normal amoo courant sa forage doxul bu fekkee politique dafa jot bu ñëwee na la kaay ngeen a acca mais nit da nga am lay bañ bëggal nit mais wan ko na ko nag dama laa wóolu waaye des na. alors Kaffrine accès à la terre foofu tamit amu leen fa ay jafe-jafe wala. waaw bu baax ci ñetti façon parce que dafa bokk ci kuréel gi di xeex bi ci jiitu mooy mbiru famille lay doon da ngay maanaam borom kër gi day génn kër gi ndondante bi am jafe-jafe parce que dañuy faral di jël ki ëpp soxna ki mag ëpp ay at foog ne moo war a mën a moom suuf bi yëpp mën naa am sax ñu bañ a bokk waajur bu jigéen waajur bu jigéen ba du gisee noonu te parce que day xalaat ne njaboot lañu dañuy màgg kon day bëgg séddale bi di jaar yoon souvent moom ay problème ba yegg si ñun ñooy xool ni ñu ciy waxtaanee parce que côté boobule duñ ci yóbbu benn yoon gendarmerie wala fenn dañuy dem sax ba jël ay kilifa diina fañ bokk ñoom fañ jokku ñu waxtaan ci ak ñoom beneen bi mooy ñi nga xam ne mooy moom la ñuy woowee opérateurs yi ponkal yi wala businessman yi ñooñu ñuy ñëw am pexe bu ñu def ne ay projet lañ yor jéem koo tegal état ndax ñi nga xam ne ñooy collectivités locales yi fexe am nu mu demee ba mu am coono boo xam ne day métti ñetteel bi mooy da ngay luyee benn tool doo baykat ñu luyee la ko abal la ko ci lu kii nga dem ba ci yàgg nga bëgg ko muumal sa bopp njaboot googu màgg léegi sax kala ko luyee woon di waajur ba génn àdduna xale ya des fa nga bëgg caa lañ muy ay këyit yoo xam ne day jafe parce que ñun baykat en général li ëpp ci ñun mooy du ñuy yor këyit du ñuy joxante këyit da nga may jox tool madame du ma sax def décharge du ma la signer du am at biñ commencé du am li ma la jox léegi soo su bëggee jot day xaw jafe léegi loolu yëpp nag day fay am ñun suñu rôle la ñuy yee baykat bi ci lu mën a jënd na am facture engrais yi nga gis ni ba amoon facture dañ koy régler bi yor suuf bi kese ba amoon facture dañ koy régler suuf bi ngay jënd ci nit wala loué ba amoon facture dañ koy régler gerte bi ngay jël moom chef de village dem jël ay tonnes yu dëkkam ba pare duñ ko jox benn reçu bi wane ne juróomi tonnes la jël wala fukki tonnes la jël ba buñ ko jëlee mën nañ soo parmi sax lam jël ca ginnaawam présenté ko ñi nga xam ne ñooy autorités yi nekk ca gox boobule loolu ay jafe-jafe la donc ñun daf ñu dese lu bari ñun tamit ñun baykat yi waaye ñun kuréel gi ci yee doomu aadama yi nga xam ne ñoo nekk pour ñu gën a comprendre. alors Bassirou simili daanaka jeex na mais seen marche bi ngeen ko fas yéene amal le 6 mai si seen plan d'action lan ngeen fas yéene def li nga xamante ni nga ni doo ko wax fi loolu laa bëgg nga wax ko. waaw bon am na loo xam ne duma la ko wax autorisé wul leen ko. fekkee. préfet joxu leen autorisation. waaw xam nga ñu ngi am jox bu rafet. parce que marche fii sax ci réew mi du lu ñu war a ñaan pour ñu may ñu. dañu yëglu parce que man dama jàpp ne ci ñi war a defar réew mi. lañ bokk ñun waa Aar Sunu Moomeel. kon ku war a defar yàqu waru la. moo tax damay sàkku ci ñoom man ñu ñëw sécuriser ñu sax nag. loolu la ñuy sàkku ñu encadré leen mais pas ay pacifique. voilà pas ay tere parce que nag am nañ lu ñu naqari te yàgg nañ di bind di wax kenn wax ne dañoo umpale la ñu naqari mais ñun duñ ay tojkat duñ ay xeexkat ay kilifa lañu te dañ yaru ci kër kilifa yi diina yu mel noonu. loolu nag su amee moo ñu gënal soo amulul nag suñu àq ak suñu yelleef ñun war nañ ko ba ci liñ bind. lan moo ñu war ñun ci article 10. li constitution bi joxe ñun li ñu war wax nañ ko moom li ko war ci 8 ak 9 pare nañ ko li nga xam ne mooy Covid bi ku fa ñëw dina takk masque dañ ko préparé danañ respecter distanciation yi donc duñ am boobule problème. kon li ñu war mooy ñu génne message boobu nag daf ci bokk usine du nekk fii di liggéey engrais ñi engrais bi di génn fii di ñu romb. moom mii di ministère bi wala ministre bi di maye engrais bitim réew bañ yëg na engrais boobu ñooñu ñu ngi koy jaayaat fii ci réew mi ba ñooñu di leen di jàpp te ñun ñu war a jàpp ñi nga xam ne ñoo nekk suñu dëkk bi donc nga may ma wax ne baykat yi nañu xam seen àq ak seen yelleef seen moomeel mooy dox li ngeen moom ci fulla xeexu leen ak nguur jotewu leen ak nguur ak suñu moomeel farul féeteewul contrôle waaye lii suñu àq ñun en tant que baykat ak sàmmkat dañ koy jël kon marche bi ñu war def dimanche lay doon ñëpp non altine lay doon le 6 septembre ñu ñëw dox ko ci fulla ak fayda Moussa Baldé abal ñu parce que mënul loolu mooy benn ci li nga war a xam mooy Moussa Baldé moom baykat yëpp nag képp kuy baykat li may wax bokk ci Aar Sunu Moomeel réunion bu ñu def ñëpp ñoo ànd na Moussa Baldé manut te nañu auditer suñu 120 milliards yi. ba pare seen jiw lañ ko téye jox ñu engrais bu mag. xam naa ne moom am na loo dencal ministre bi man lay gërëm baax di la sant mu nekkoon Bassirou Ba
jiite mouvement bi di suñu moomeel moo nekkoon tey suñu gan si émission kennu askan wi mbokk téléspectateurs yi amul seen fay ñu leen di gëm baax di leen sant Laye Ndiaye moo nekkoon ci wàllum réalisation bi Iba Mar Sène ak Rodon ñoo nekkoon ci son bi Moussa Dia ak Angèle ñoo nekkoon ci caméra yi ba suba incha allah ñetti waxtu.